téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi di leen ziar di leen nuyu bu baax a baax di ñëw ak yéen tey si altine gi di dalal Aboubacar Sadikh Ndiaye nekk consultant coach en transformation digitale naka noonu Aboubacar Sadikh Ndiaye fan yi di ñëw incha allah dina génne beneen livre jëm ci wàllum langage digital ginnaaw ba atum 2012 ba mu génnee beneen livre jëm ci wàllum communication politique lépp lu jëm ci wàllum digital loolu yëpp dañ ko yaatal ci kanam tuuti ci plateau kennu askan wi dina dalal jàmm Aboubacar Sadikh Ndiaye. waaw El Hadj maa ngi lay gërëm. ci invitation bi. di nuyu téléspectateurs yëpp yi ñuy suivre ci seen chaîne bi. ñi déglu aussi ci rajo bi. ak ñi ñuy suivre yëpp ci réseaux sociaux yi. donc comme tu disais tout à l'heure hein, c'est un plaisir pour moi de venir ici. Ouais. Et partager ak sénégalais yi ci li nga xam ne moom la ñuy dund ci wàllu technologie. ni ñu ko dundee surtout période du Covid bi. xam ne nekk na période bu xaw a doy waar. ñuy masawu famille yi mu dugg. te di ñaan yàlla mu jële ko fi ci lu mu gën a gaawee. alors gis nañ coronavirus bi loolu sax nañuy tàmbale mbir mi di gën a doy waar comme ni nga ko waxee léegi tey rek Sénégal am 404 cas ñeenti téeméer ak ñeenti cas mu nekk situation bi nga xamante ni dafay gën a compliqué saa su nekk Aboubacar Sadikh Ndiaye. waaw loolu daal xam naa ne lu ñu jaaxal la. du nekk na aussi loo xam ne xëñ na nit ñi foogewuñu ko woon foogewuñu woon ne ci bés bu ñu daan am 10 cas 15 cas ci ay jamono. tey toll nañu lu toll ci ay téeméer ak lu ko topp ñeenti téeméer. moo waral ñu war a xool mesures yi nga xam ne moom la nguur gi ak autorités sanitaires yi digle. nit ñi gën ci farlu ku ci jot jéem ko doxal sa ay famille jéem ko doxal aussi ci sa quartier. sensibiliser ñi nga xam ne yaakaar nañ ni yëguñu ko wala yaakaar nañ ne feebar bi amul ñu fexe ba ñoom ñu sensibiliser leen ba Sénégal yëpp doon bokk nekk benn. ñu mën a xeex feebar bi ndax feebar bi nekk na feebar boo xam ne laal na dëkk yu bari. tey xëj na la ñu am nombre bii mu jaaxal ñu waaye dëkk yi ñu wër ñu koy xool ci télévision di ko déglu ci rajo ak ci internet gis nañ ne am na dëkk yoo xam ne li fa am ci cas ñaanu yàlla mu agsi sax ci Sénégal. donc bu ñu bëggee bañ a àgg foofu. li ñu daan farlu pour man nañ ko gën a farlu. beneen côté bi aussi li ñu mën a wax mooy état bi mi ngi def li mu mën teg nañ en place ay stratégie xëj na à un moment donné tolluwuñu woon fii waaye baax na waat ñu saytuwaat stratégie yooyu jéem a xool daal ban moo gën a dox ndax boo nekkee ci mbir. mu am lu mu la jural comme résultat. boo demee ba résultat yi di la xaw a jaaxal baax na nga saytuwaat ko jéem ko améliorer ndax stratégie boo xam ne dafa parfaite amul. stratégie bu ñuy revisiter moom moo am. donc man daal loolu laa mën a wax sama mbokk sénégalais yi. ñoom ñëpp di leen ñaax ci mesures sanitaires yi. ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñu am luñ ci wax am lu ñu digal nañu fexe ba jéem a topp loolu. ñu ñaax yeneen Sénégalais yi. ku ci nekk jéem a topp mesure yi. am na solo alors gis nañ réseaux sociaux yi am beneen taxawaay ci wàllum Covid 19 na nga gisee li ni mel taxawaay réseaux sociaux yi période de coronavirus. waaw taxawaay bi ñaar la jàngat bi mën nañ ne. ci ñaari pàcc la. benn bi mooy information yi jëm ci affaire Covid 19. dañu gis ne ay information la yoo xam ne. dañu koy jàllale massivement ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi rôle bi ñu joué ci informer nit ñi. ci nombre de cas yi am ci informer nit ñi ci liy joxe feebar bi ci informer nit ñi ci mesures yi ñu war a jël réseaux sociaux yi taxaw nañu seen taxawaay. ndax boo mënee lu mel ni lu jël WhatsApp toujours nga gis ku la partager résultats ministères yi génn. toujours nga gis ku la partager ay résultats yu ay laboratoire def. ba tax na sax xëj na côté boobu. bari na ay discussion werante yu am ci réseaux sociaux yi. ba ñi naan wàllu vaccin bi baax na ñi naan baaxul ndax boo waxee information rek am na li ñuy wax fake news. maanaam luy réeralaat loo xam ne information boo xam ne du dëgg. donc période épidémie bi dafa am lu bari lu fi xew lu ñuy wax infodémie. maanaam information boo xam ne dafa fausse. ba pare muy wax ci affaire pandémie Covid 19 bi. ñenn ñi ngi ci théorie du complot. yàq xel. waaye ak nu mu mënti demee yaakaar naa majorité bi tey gëm nañ ne réseaux sociaux yi taxawaay bi mu taxaw ci wàllu sensibilisation ci wàllu joxe information ci wàllu farlu bi nit ñi war a farlu
ak mesures yi état bi jël ñu mën ko yaatal je pense que taxaw nañ seen taxawaay beneen pàcc bi may wax mooy nit ñi réseaux sociaux yi ak digital sax d'une manière générale dafa changer ni nit ñi doon liggéey ndax bu ñu demee bi ci réseaux sociaux yi ak digital ba ñu ne da ko bouleversé dafa créer li ñuy wax benn transformation exact moom la ñuy wax transformation digitale parce que bu ñu demee ba ne nit ak nit waratuñu jege nit mënatul tukki nit mënatul dem seeti këyit waaye loolu yëpp nga war a def ak liggéey ak yëpp da nga war a toog sa kër def li ñuy wax liggéey à distance def li ñuy wax vente à distance et cetera loolu li ko facilité mooy réseaux sociaux yi dem na ba ci yenn borom xam-xam yu mag yi wax ne pandémie Covid-19 dafa nekk accélération de la transformation digitale maanaam boo xoolee ci sociétés yi nga xam ne ñooy jaay internet di jaay connexion internet utilisation télévision utilisation internet bi Covid-19 bi commencé ba léegi yëpp dafa yokk donc muy wane ne nit ñi fu ñu mënatul dem dañuy fexe ba kañu war a seeti wala ku ñu war a waxal ñu wax ak moom via technologie te loolu technologie rek moo ko mënoon andi xëy na yaakaaruñu woon ne tey jii place bi ñu jox réseau yu mel ni WhatsApp yenn plateforme vidéo yi ak même connexion Facebook ak yooyu nit ñi yaakaaruñu woon ne tey jii dañ toll ci jamono boo xam ne dina doon loo xam ne daal presque dañ naan c'est incontournable. alors tey jii mu nekkoon benn fenêtre bu ñu ubbi woon tey jii ñu fas yéene waxtaane lépp jëm ci wàllum réseaux sociaux yi mooy propagande politique bi nga xamante ni moo am si internet rawatina ci Facebook ñu gis ni Facebook jël na si ay dogal yu bees alors laataa ñuy ñëw si dogal yi est-ce que mën nga ñëw si historique bi si lan moo tax ba ñu àgg fii. waaw doon naa ko wax léegi ci Covid-19 bi. bi Covid-19 bi tàmbalee ak léegi toujours nga gis nit ku la envoyé image ci WhatsApp nan la dégg naa lii dégg naa la lii am na ku ñu vacciné mu dee am na ku ñu vacciné mu feebar vaccin bi boo ko jëlee nii lay mel nii lay mel. muy ay fake news lu ci bari ay information yu yanwul maanaa la. waaye comme nit ñi dañu tàmm li ñuy wax partage loo gis rek partagé ko loo gis rek yónnee ko. comme yàkkamti ñu ne yow yaa ko njëkk a jot yow yaa ma ko wax ci yow laa ko yéege loolu tax na homme politique yi comme ñoom ñu ngi ci société bi dañu comprendre nit ñi li ñuy xalaate donc xam nañ ne nit ñi lu ñu gis gëm ko lu ñu gis partagé ko donc benn président bu ñuy wax Donald Trump bu nekkoon Amérique bi mu gagné élection yi passé kuréel yu bari dañu ko jiiñ ne dañuy njort ne yan élection exactement élection américaine yi ban année bi passé bi mu remporté Trump bi mu remporté pas bi mu ñàkk. voilà il y a 4 ans très bien pour mu leer il y a 4 ans dafa nit ñi dañu yaakaar ne. en 2016. voilà dafa nit ñi dañu yaakaar ne. dafa am ay kuréelu Russie. ak yeneen borom xam-xam. yu ko jàppale ba mu diffuser massivement ay fake news. fake news yooyu li muy jariñ mooy comme da nga nekk ci campagne politique bëgg a convaincre ak say projet bëgg a convaincre ak sa avis bëgg faire adhérer nit ñi sa programme politique dafa am ñaar yooy def benn bi mooy da nga naan lii laa mën lii laay def fii laa leen di yóbbu ñii laa àndal yii ressource laay mobiliser beneen bi nga ne ki may xëccool maa ko mën moom nekkul ci dëgg def na lii ak lii ak lii boo leen àndee ak moom di ngeen juum man maay le meilleur choix donc dafa am communication am contre communication maintenant dans le cadre de la contre communication ci la ñuy créer ay informations yu fausses yuy pousse ñi nga xam ne ñoom ñoo war a construire opinion bi ak ñoo war a voter ñu gëm information yi ba keneen ki muy xëccool yaakaar ne kii ñëpp yaakaar ne taxal ko ne kii du ko baax donc Trump la ñu war a voter donc diffusion massive de fake news yi lu koy gën a yombal c'est vrai c'est faire des publications sur Facebook sur des réseaux sociaux mais c'est inciter les gens à adhérer à faire ou à ne pas faire quelque chose parce que booy communiquer ñaar moo tax ngay def da ngay communiquer pour ñu def wala nga communiquer pour ñu bañ a def persuader wala que dissuader donc dañu bëggoon dissuader ñi nga xam ne ñoom ñoo naroon ànd ak Hillary Clinton et cetera pour que ñu bañ a ànd ak moom te ni ñu koy defee mooy de manière dañ koy def ci réseaux sociaux yi ci ñaari façon dañ koy def de manière sans ñu def publicité ak def ko sans publicité maanaam mën naa dugal information ci Facebook ma ne dama koy sponsoriser
pour que 10 personnes gis ko wala 20 gis ko wala 30 gis ko wala 40 gis ko wala 1 million de personnes gis ko mun naa ko dugal aussi par rapport ak like pour am ay like ay partage pour mu doon contenu bu engagé tey jii mën nga dugal benn contenu nit ñi gisuñu ko mais nga sponsoriser ko pour nit ñi gis ko internet média te soo ko sponsoriser forcément foog nit ñi gis ko waaw parce que ay objectif ngay jënd da ngay ñëw taxaw ne Facebook dama bëgg lii su ma la fayee temps ci xaalis dafa am ay tarif dig naa ko wan Facebook ne la lii boo fayee $10 dinaa ko wan entre 100 personnes ak 1000 personnes soo fayee $100 dinaa ko wan entre 1000 personnes ak 2000 personnes exemple soo fayee $1 million exemple naa ko wan tant de millions de personnes donc loolu dañ koy def du naturellement dafa mel ni tey jii nga am loo bëgg siiwal nga dem télévision jënd benn temps boobu ñu dugal la ko mu doon prime time ñëpp toog di xaar journal bi bien sûr ñu dugal ko foofu connecté ñu dugal ko foofu pour ñëpp gis ko ndax soo xoolee sax publicité heure boobu ak publicité yeneen heures yi bokk ñu njëkk si wàllum njëkk ci réseaux sociaux yi aussi ñaar yooyu moo am dafa am boo xam ne dañ koy def te doo fay mais boobu souvent day doon contenu bu engageant ma jox la benn exemple tey jii bu équipe nationale doon joué wala nga jël ci championnat football yi bu Sadio Mané dugalee ñëpp dinañ ko yëg parce que contenu bu engageant la contenu bu intéressant la soxlawul ñu koy publicité pour ñëpp xam ko mais nag boo nekkee ci logique gu dama yore dara dama xam dara bëgg ñeneen adhéré ci te wóoroo ne leen loolu dina leen neex da nga koy pousse ci ñoom par force d'accord donc Facebook nag bi mu comprendre ne fake news information yu yenuwul maanaam bari na te yu bari dañ koy sponsoriser ñu koy pousse via la publicité dañu ne maintenant publicité politique yi il faut que ñu koy xoolaat bu baax képp ku bëgg a promouvoir page pour ñu xam borom wala organisation bi wala opinion politique yi dañu koy saytu bu baax balaa muy jàll waaw ndax communication politique boo koy def généralement ñenn ñi dañ koy def pour maanaam candidat bu bees da koy def pour am visibilité ñu ëpp ñu ko gis am na ñoo xam ne dañuy def pour am notoriété maanaam pour siiw El Hadj kat waaw xam nañ ko waaw mais fii rek lañ ko xamee waaw loolu la ñuy wax peut-être mën nañu wax visibilité c'est-à-dire que moom il est visible fii waaye visible fële El Hadj ñëpp xam nañ ko ñu ne moom parce que moo yooyu dafa neexul tekki ci wolof aussi je comprends ñu ne El Hadj ñëpp xam nañ ko mais ñi ko xam gëj nañ ko gis c'est-à-dire que moom xam nañ ko mu bëgg fës na mais gëj nañ ko gis c'est-à-dire qu'il n'est plus visible je donne un exemple da ngay jël ñu nekk ci làmb ji ñu xamoon ñoom Yékini ñoom Tyson kenn weddiwul ne ñii ay nit ñu siiw lañu mais fi mu nekk kenn gisu leen ñàkk gis bi mooy xëy na ñi ngi toog seen kër ñi ngi toog ci seen ay activité di dawal ak seen njaboot nekk seen sutura nekk ci seen jàmm donc ñoom am nañu notoriété mais période bi amuñu visibilité donc politique nag boo koy def souvent dafay am objectif da nga am ñoo xam ne dañu bëgg siiwal ñoo xam ne dañu bëgg am visibilité ci benn rayon am ñu bëgg am notoriété et cetera yooyu mooy tax boo ko bëggee def ci réseaux sociaux yi ñu si bari pour accélérer ko pour doper ko dañuy jënd ay publicité def ay campagne de alors léegi décision wu Facebook lan la exactement propagande tu amatul si Facebook wala lan mënuñu ko tere ndax propagande mënuñu ko tere léegi ban décision la Facebook jël waaw décision bi mooy tey jii boo bëggee def publicité ci réseaux sociaux bu mel ni Facebook d'accord bëgg sponsoriser page par exemple tey suñu la créé loon page sa équipe nga ne dafa am benn objectif boo am nga ne benn like nga am c'est-à-dire rek moo la topp moo la suivre mooy sa fan nga bëgg ci jour bi nga am 1000 like bu njëkk mënoon nga dugal xaalis facilement ci jour bi nga am 1000 like parce que da nga jënd publicité buy tax Facebook attribuer le 1000 like parce que da koy pousse ci muru nit ñi pour que nit ñi like ko te nit ñi forcément foog ñu gis ko parce que daf leen koy suggérer parce que tey jii boo bëggee 10 personnes gis dara da nga koy wan 1 million de personnes soo ko wanee 1 million de personnes 10 dinañ ko gis forcément dinañ ko gis donc ñoom xam nañu nu ñuy liggéeyee par rapport ak seen i algorithme ak yooyu mais pour éviter fake news xam nañ ne nit ñi dañuy jaar foofu ñu tëj buntu boobu waaw ñu tëj buntu boobu tey jii boo bëggoon doon candidat politique nga créer sa parti politique tey ne ma dama bëggoon nga defal ma benn stratégie pour nit ñi xam ma pour ma visible ma teel a siiw du yomb comme ni mu daan yombee waaw ndax 1 million de like mën nga ko am rapidement boo nekkee homme politique tey jii yombatul léegi manque à gagner bi si Facebook lay nekk manque à gagner bi waaw si Facebook la déedéet si ñiy yëngu ci wàllum politique
ñi yëngu ci wàllu politique mënuñu sax wax ne manque à gagner la. Ouais. parce que mais dinañ si gaañu quand même. waaw gaañu bi il faut relativiser. parce Ok. que tey jii su fekkee da ngay tàggat benn marque comme li ma lay wax ni dafa am da ngay am ay objectifs. mën na doon visibilité et mën na doon notoriété mën na doon réputation. Ouais. d'accord nit ñi xam la nga am sa der set mën na doon capital sympathie nit ñi fonk la et cetera yooyu neexu la tekki sopp la sopp la et Ouais. cetera par rapport ak objectif yooyu da ngay utiliser ay levier marketing politique ci levier marketing boobu levier marketing yooyu créer page faire de la publicité ci la bokk mais comme exemple bi ma la doon jox sànq ku mel ni Sadio Mané bés bu dugalee but Liverpool ñëpp yëg côté publicité wul ça veut dire que contenu boobu mu dugal Ouais. contenu bii bi ak bii bi ni mu rafetee ak ni ñu ko dugalee ak match bi ni mu meloon peut-être 90e minute la ñu mën a leen 1-0 ma égaliser et cetera contenu bi ni mu mel nature am moo engageant ça veut dire que da nga war a def loo xam ne contenu bi ñi nga ko jagleel ñoom contenu boobu la ñuy xaar contenu boobu la ñu bëgg a am moom la ñuy xaar via ce canal médiatique heure bii lañ koy xaar de ce fait levier marketing yi ñii dañuy def emailing envoyé ay email push ñii di utiliser ay SMS ñii di jaar ci télé ñii di jaar ci rajo ñii di def publicité Facebook ñii di créer contenu engageant donc levier marketing yooyu ngay boole pour que mën a am stratégie bu baax Ouais. mais maintenant ci levier marketing boobu boo ci dindee publicité aussi da nga naan levier yi kat xëy na li ko gënal mën a yombal tey jii dootul gën a yomb ndax am na loo xam ne tere nañ ñu ko tey jii boo tere woon politicien bu génn télé lu bari di nga ko yàqal nga tere ko nga yokk ci ne ko bul wax ci rajo yi loolu boobu dafa leer. lu bari dina ko yàqal Ouais. donc loolu la ñu mën a tuddee levier alors léegi politiciens yooyu noonu nga wax léegi nii gis nañ am na si ay politiciens yoo xamante ni par exemple kaawu Sénégal dañu fës lool si réseaux sociaux yi rawatina si Facebook ñoom ak mesure bi fekkee ni ñoom seen yu bëri dañ ko doon jaarale si Facebook seen taxawaay lan lay doon ak tamit est-ce que am nañ alternative. waaw alternative bi mooy ak taxawaay bi mooy ñu saytuwaat boo nekkee ci li ñuy wax stratégie politique da ngay natt tout le temps da ngay xool situation bi nga nekk yow lan mooy sa point fort luy sa point faible comme li ñuy wax analyse SWOT lan mooy opportunité environnement bi lan mooy menace yi donc loolu ñëpp wóor nañ ne du opportunité le fait que ñu tere politiciens yi ñu def publicité sur Facebook wala que ñu jafel Facebook publicité yi doon na loo xam ne du opportunité menace la maintenant face à cette menace quelle stratégie mettre en place Ouais. c'est dire que toutes les stratégies et tous les leviers marketing à utiliser def ay contenu utile li ngay dig nit ñi mu doon loo xam ne moom la nit ñi di xaar taxawaay bi nga war a taxaw ci askan wi mu doon nit ñi taxawaay boobu la ñuy xaar ci politiciens yi say militants ni nga leen di gérer est-ce que démocratie bi ngay woote am na sa biir parti wala amul. est-ce que ni nga amee financement yi lu leer la waaw. est-ce que yow sa vision claire na est-ce que am nga équipe est-ce que am nga ay ressources pour gouverner et cetera donc yooyu nga xool nan nga ko war a communiquer est-ce que ñëpp ñu ngi ci Facebook sénégalais yëpp newuñu ci Facebook Ouais. ñenn ñi xëy na email yi nga leen di toucher yenn cibles yi yaa ngi leen di toucher ci réseaux sociaux yi jeunes yi di utiliser comme TikTok comme Snapchat et cetera Ouais. am na ñeneen ñoo xam ne ay contenu yoo xam ne sa programme la ñuy lire xëy na néew na ci ñoom Ouais. waaye am na ñoo xam ne aussi duñu sax xool programme oui mais alors gis nañ fii si réew mi am na si ay politiciens yi nga xamante ni suñuy def seen déclaration dañ koy publier Facebook. nit ñi fa lañ koy jëlee wala tamit suñuy tamit démissionné wala suñuy engagé aussi beneen parti politique wala aussi suñuy addu si actualité bi wala yooyu si Facebook dañ koy jaarale léegi ñoom loolu mën na wóye ni dara soppeeku si wala. waaw parce que loolu naturellement lañ koy def. loolu tey Facebook jii terewu ko parce que tey jii ñoom généralement loolu bu ñu koy def ci live lañ koy def loolu ki ko andi mooy Barack Obama. Ouais. wala ci ñi ko andi la bokk. mais 2008 même sax su weesoo live yi mais ay contribution aussi des fois wala ay Oui. texte dañuy gis ñu koy def. effectivement mais bu fekkee ne loo xam ne doo ko promouvoir la Ouais. bu fekkee ne da nga koy def de manière organique maanaam dugal puusuloo ko da nga ko dugal rek parce que lii neex na nit ñi moom la askan wi di xaar moom la nit ñi di bëgg nga dégg ko dafa mel ni politicien rek boo xam ne dafa ne man socialiste la damay dimbali nit ñi gëm ko topp ko bés bu taxawee ba ne léegi dimbali nit ñi libéral la et cetera. Ouais. nit ñi xaaree wuñ ko foofu donc
politicien bi li ko mën a arranger mooy ay opinion politique am mu gën ci dëggu pour ñi ànd ak moom ci loolu. ñu continuer di ko suivre. donte sax day juum. ça veut dire que xam nga sénégalais dafa am monde bi yëpp sax dafa am ay valeurs yoo xam ne moom la ñuy xaar. ci nit ñi ñu war a jiite. maanaam lu ñu wax def ko lu ñu diggee def ko lu ñu téye ñu téye ko ba buñ ci jegee bu ñu leen audité lépp leer. bu ñu leen falee bu ñu leen falee bu ñu nekkee ci nguur gi aussi bu ñu leen falee ñuy jël ay nit ñu compétent ñu leen wër. pour que li nga xam ne moom la askan wi di xaar ci ñoom ñu def ko. alors yaa ngi doon wax léegi mbirum live nga bëggoon joxe exemple Barack Obama. waaw li ma bëggoon wax mooy. Barack Obama 2008 bi muy def déclaration candidature am en direct la ko def ci réseaux sociaux yi. en direct la ko def. candidat yu bari gis nga campagne électorale bi ñuy jégi 2019 ñu si bari seen déclaration politique bu ñu ko deful aussi en live sur réseaux sociaux yi affaire yu bari yu ñu doon def seen campagne yi ak seen meeting yu bari en live lañ ko doon def. loolu c'est organique loolu du changer. maintenant am benn contenu man nag El Hadj dañuy xeex d'accord jubóo maag moom ma dem monter samay affaire def ay images et cetera def ay montage publier reportage et cetera boo xam ne dara du ci dëgg ma dugal ko ci réseaux sociaux yi mais pour mu gën a gaaw a siiw. ma sponsoriser ko. contenu politique bu nekkee contenu politique pour mu jàll foog ñu analyser ko bu baax xool ndax dina jàll wala du jàll. waaw te loolu Facebook mën na dem ba bloquer compte yi nga xam ne moo yor publicité bi. kon Facebook dafa dem ba comprendre que ni homme politique yi dañuy am na si ñoo xamante ni dañuy désinformer joxe ay xibaar yi nga xamante ni dëppoowul ak li ni mel jëm ci wàllum opinion publique bi. waaw Facebook dafa comprendre loolu d'une manière générale. parce que même da ngay dégg ne Facebook ci ay politique am dañuy lëkkaloo ak journalistes yi pour mën a xeex li ñuy wax fake news. d'une manière générale rawatina nag ci wàllu politique. rawatina ci wàllum politique alors gis nañ Facebook coow li bëri na kon mën nañu wax ni mbirum confidentialité loolu moom naka nit ñi teg ci suuf képp ku ci dugg moom xamal ni Facebook am na sa données yëpp. waaw je pense que la notion de confidentialité dafa nekk lu ñu war a xoolaat. bu baax oui bien sûr. li confidentiel woon démb. ak li nekkoon ci vie privée. ak li ñu doon wax naan lii c'est des informations yoo xam ne sama njaboot lay yem sama famille lay yem loolu est-ce que nit ñi jàpp nañ ne toujours ay informations privées la bu njëkk lu bari lu daan xew ci kër gi la daan xewee. ci famille bi la daan xewee ci quartier bi waaye léegi luy xew nit ñi dañ koy live. te nit ñi dañu war a moytu ci loolu. xale yu ndaw yoo xam ne joxewuñu seen autorisation amuloo droit publier seen i photo ak seen i kii nit ñi dañ koy jël chaque jour nga gis ku dugal photo doomam wala ñëw seeti El Hadj ñu toog waxtaan ma photo wu dugal fa. xaw ma ndax El Hadj bi muy ñëw sama kër tàggoo na wala déet. xaw ma ndax dafa bàyyi liggéeyam et cetera nit ñi dañu war a bàyyi ku ñu gis photo ko ku ñu àndal photo wu lu ñuy def wax ko dugal ko ci réseaux sociaux yi. parce que réseaux sociaux yi. contenu yi ci bari da nga koy dugal même boo ko supprimer nit ñi capturer nañ ko bu yàgg. ak ñoo si gaaw loolu mooy dal politiciens yu bari. nit ñi gaaw nañ si trop. da ngay dugal dara. wax dara. nga supprimer balaa ngay juum ne. balaa ngay rendre compte que ne juum nga nit ñi capturer nañ ko bu yàgg. waaw c'est vrai muy vidéo muy image. waaw nga nekk politicien wala nga nekk nit ku siiw nga wax lii tey suba nga wax lële dañ lay vaar parce que li nga waxoon démb. moom lañ lay tegalaat tey. ce qui veut dire que aujourd'hui la notion de vie privée nit ñi dañ koy sàggane surtout image yi nga xam ne image yu xale yi la la notion d'image yi nga xam ne dafa nekk image yoo xam ne dafa violente wala image yi nga xam ne neexul a supporter ci xol nit ñi aussi dañ ci war a xoolaat bu baax balaa ñu koy jël décision di ko def ci réseaux sociaux yi maintenant la notion de vie privée comme contrat yu bari muy suñu entreprise yi ñuy liggéeyal. wàllu télécommunication ci wàllu jënd ak jaay et cetera ñu si bari soo liggéey ak ñoom dañuy jox benn contrat. contrat boobu lu ci bari conditions yi day nekk ay bindu yu sew ba pare bari nit ñi ñu si bari du ñu am temps wu. lire ko dañuy def rek luy accepté. réseaux sociaux yu bari nag boo ci duggee conditions ya ngay accepté mooy ne données yi nga ci dugal. yow da nga ko may réseau social bi moom mën na ko exploiter. ba tax na tey Facebook nekk réseau boo xam ne moom WhatsApp
entreprise bu moom WhatsApp toujours ñu suggéré la ci Facebook nit koo xam ne da ngay waxtaan ak moom WhatsApp. oui parce que Facebook daf la koy suggérer. parce que presque même réseau bi la. presque même données yi la même partage d'informations yi dans les options de partage on te dit autre option tu cliques on t'apporte WhatsApp. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui du ma ne c'est trop tard mais généralement loolu bu ko entreprise yi def c'est à des fins commerciales. maanaam données yi xam nga Facebook réseau gratuit la. oui da ngay dégg ci marketing ñu naan lan à chaque fois que c'est gratuit c'est toi le produit. maanaam da ngay dugg def lu la neex publier waxtaan gisee ak say xarit joxe sa information mais yow say données moom la Facebook di utiliser pour def ciblage dañuy wax reciblage comportemental retargeting lañ koy tuddee. oui dugg nga gis nga benn information ci football nga cliquer ci xool gis lien bi seetaan match ci football ñëwaat suba booy connecté waat dañ lay envoyer publicité boo xam ne ci affaire sport la. parce que tu as montré un centre d'intérêt. buy wane ne yow sport moo la neex. donc données yi. donc c'est fait exprès. donc données yow yi ngay bàyyi c'est fait exprès. les données de connexion yi ngay bàyyi ci réseau bi mooy tax ñu xam yow ban profil nga am. très bien ndax yow ku bëgg sport nga ndax kuy discuter ci lii la et cetera te loolu du ci Facebook rek. Facebook ak WhatsApp la ñu yàpp mais ñun ñëpp ci suñu ay email gis nañu ci réseau yu bari yuy joxe ay email. oui ay Gmail ak yooyu ak yow. ne sa page bi ngay recevoir sa email da ngay gis ay publicité oui jëlal sa email nga waxtaan ci ak sa benn xarit di wax voyage di consulter ay site voyage et cetera bu subaa da ngay tijji ci kaw. nga nga gis gis ay promotion oui agence de voyage ay billets d'avion. xam na ni loolu lii vraiment sa centre d'intérêt la. parce que aujourd'hui intéressé na dañu la. nekk ci li ñuy wax big data. mu nekk benn xeetu technologie boo xam ne. oui dafay regrouper say données connexion ci Google. say données connexion yi ngay envoyé par email. li ngay waxtaanee ci réseaux sociaux yi page yi ngay visiter pour jox ku nekk benn profil. oui pour mën a xam ne El Hadj mii moom moo yor compte WhatsApp bi 780 et cetera. moo nekk ci Twitter moo doon moo am adresse email elhadj@itv et cetera. ba ñu xam yow yaay kan. oui mais loolu bu ñu ko xoolee bu baax mën nañ ne du ma ne c'est très dangereux mais monde bi moo toll foofu. moo toll foofu. waaw tey jii boo bëggee génn ci réseaux sociaux yi wala nga ne doo joxe sa benn information ci réseaux sociaux yi dafa mel ni da nga def déclaration ne man damay jël sama indépendance par rapport ak ñeneen ñi. àdduna moo fa toll. dañu jéem a xool nañu organiser loolu ba fi àdduna toll ñu am ay moyens yoo xam ne. oui bu subaa du ñu lor. am na solo moo fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Aboubacar Sadikh Ndiaye nekk consultant coach en transformation digitale naka noonu et auteur du livre langue digitale mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Aboubacar kon mën nañu wax ni réseaux sociaux yi soo si nekkee muy ay Facebook WhatsApp ngay supprimer di supprimer waat nga yaakaar ni yaa si nekk teewul yow même su nekkee ay at jàppal ni moom Facebook ñoom WhatsApp mbir mi ñooy moom ba léegi est-ce que mën nga confirmer loolu. waaw bon li ñu mën a wax mooy données kenn mënu ko presque loolu ngay supprimer ci kaw rek la dafa mel ni peinture bu ñuul nga teg ci peinture bu weex. te xoosoo ci kaw la rek. ci kaw la. li la koy méngaleel mooy aujourd'hui story yi ñuy wax ci Facebook man bërki démb rek laa connecté wu di xool sama historique ñu fàttali ma story bu ma defoon daaw ci jamono ji. oui c'est-à-dire que pour man story bu defee 24 heures effacé wu na pare naa ci man du ma ko mën a récupérer mais Facebook mi ngi koy stocké. bu déwénee mu fàttali la ko fàttali ñi ngi ko partagé lool ak ñi ko commenté pour gën leen téye ci réseau bi donc supprimer données ci sa ordinateur taxul même Facebook boo ci bëggoon génn tey boo supprimer sa compte Facebook un mois après daf la koy rappelé waat ndax da bëgg nga ñëwaat et cetera maanaam ñun daal xool ndax yow da ngay ñëwaat wala yooyu li gën mooy li ngay partagé ci réseaux sociaux yi na doon loo xam ne bëgg nga nit ñi xam ko. oui am na solo na doon loo xam ne relevé wul ci sa vie privée. am na solo nga baal ma am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo kooku dafa mel ni dem na ma bàyyi la nga continuer sa explication Aboubacar Sadikh donc lépp loo xam ne bëgguloo nit ñi yëg ko lépp loo xam ne dafa relever sa vie privée lépp loo xam ne dafay atteindre sa sécurité wala muy atteindre sécurité keneen
soo ko defee ci réseaux sociaux yi lu mu yàgg réseau social boobu bu ko bëggee génn dina ko génne. su ko bëggee génn da ko génne. dina ko génne. alors ñu gis ni. donte nag il faut préciser. données yooyu ñuy wax ne Facebook moo ko yor wala WhatsApp wala réseaux sociaux yi. oui Facebook xàmmewul El Hadj ak Aboubacar amuñu benn intérêt pour génne say informations. oui ay robots ñoo koy collecté di ko utiliser di jaay données yi ay sociétés yu ñu bëgg a cibler tout simplement. point. c'est pas oui boo ko defee bu subaa waxtaan bi ngeen doon waxtaan ak Facebook da koy génnewaat sama waxtaan man ak yow Facebook ban njariñ la ko amal. oui donc ay robots. ñooy sculpter. très bien page yi di collecter ay données pour fichier nit ñi pour ne kii dafa bëgg télécommunication su ñu amee offre bu jëm ci télécommunication nañ ko cibler kii dafa bëgg politique su ñu amee homme politique exemple. oui ci kii wàllu dafa bëgg publicité yi sport kii éducation et cetera culture ñu def ay profil pour mën a xam nit ñi lan mooy seen ay centre d'intérêt. parce que boo bëggee communiquer communication bu baax wala nga bëgg def marketing bu baax. il faut nga étudier cibles yi. cibles yi ñooy ñan fan la ñu nekk lan la ñu bëgg lan la ñuy xaar fan lañ koy xaare ban jamono lañ koy xaare. alors ñu gis si jamono yi si ginnaaw gisoon naa sax nga posté ko mu nekk lu la yéem am benn lakk bu am côté Yoff mais nit ñi ñoom éléko ñu xool solution wala yooyu ñu ngi filmer am na si ñoo xamante ne sax dana di jaral ñu def ay live loolu yëpp di wane ni maanaam situation bi toll na foo xamante ni léegi ak smartphone yi nit ñi vraiment su benn situation taxawee lu ñuy njëkk xalaat mooy filmer wala tamit ñu photo. waaw loolu nag lu ñu déplorer la. Ouais. parce que situation boobu dama ko dund. mu nekk suñu koñ. mën nga ñëwaat si exactement benn borom oto. boo xam ne otoom dafa commencé tàkk moom mu jaaxle génn oto bi xëy na yorul woon extincteur. man maa ngi seen tàkk bi kii saxaar si ma daw ñëw. bi mu ñëwee oto yi gaare yëpp nit ñi sax ñi nekk seen oto comme circulation am na mënatuñu dem te kooku mi ngi ci biir circulation bi. ñi ngi génn seen téléphone di photo ñii di filmer quoi bu extincteur daf lay wax ne la soit amuma soit man de damay dem mënuma la abal pour te dire que nit ñi pare wuñu woon pour dimbali seen moroomu sénégalais bu nekk ci tiis ma mujjee dem sama kër ci buntu kër gi jël extincteur bi nekk sama oto andi ko mais boobu tàkk bi jot na ay beneen niveau boo xam ne sama extincteur rek doyu ci woon après nit ñi ñenn ñi volontaires yi ñu ngi jël suuf di ko jéem a fay ak lu ñu mën a def mais ñeneen ñi dañu taxaw di filmer waaw di live di def leneen ak leneen te loolu du rek ci jamono boobu dégg naa ay témoignages yu bari ci bés boobu ay nit naan da ngay gis ñaar ñuy xeex ñaar ñuy xuloo nit ñu nekk ci difficulté nit ñi ëllëg ñu dimbali leen wala ñu massawu métit lu difficulté boobu defuñu ko dañuy jël information bi di yàkkamti maa ko njëkk a wane maa ko fekke yàkkamti nettali kon su ma la déggee bu baax comme par exemple oto bi doon tàkk noonu nit ñi doon filmer suñ ko wàllu woon mënoon a bañ àgg foofu. bu ko su ma la ñëpp comprendre bu baax. bu ko ñëpp songoon. oui képp ku yor sa téléphone tibb suuf xëy na du agsi fi mu agsi. ñi fa nekkoon ñëpp yor seen ay téléphone ak ñi ko doon seetaan si. Sénégalais dañu tàmm seetaan. Sénégalais yi moom dañu tàmm seetaan. comme léegi ki doon seetaan léegi yor na téléphone. léegi day filmer nettali. parce que kii seetaan moom day dem pour nettali filmer nettali envoyé. parce que ki doon seetaan bu dara xewee rek da ngay gis ñëpp daw ñëw. dañuy seetaanee bu ñu demee ku nekk nettali. oui am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko laataa ñuy ñëw si deuxième partie émission bi ndax du ñu dese si ay simili bëriwul allo allo allo. delloo ziar kilifa gi. allo allo. allo. baal ñu nga wàññi télé bi wàññil télé bi s'il vous plaît. waaw maa ngi koy wàññi. waaw wàññi ko su ko defee waaw ñu ngi lay dégg bisimilah fan nga ñu woowee. waaw man la Ababacar man la sa tonton Abdourahmane Baros. fan nga ñu woowee man la sa tonton Abdourahmane. waaw mu ngi lay dégg. wàññi naa ko complètement. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw man la sa tonton Abdourahmane. allo. mu lay dégg mu lay dégg. waaw man la sa tonton Abdourahmane Baros. waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay ziar tonton. waaw ñu ngi doon ziar bu wér. voilà dama doon demandé benn renseignement boobu quelquefois quand am messagerie yi boo di effacé dañ lay wax ne da ngay dem pour ñoom mais boo demee pour effacé ko day deñ définitivement. yaa ngi koy dégg. waaw. dina la tontu léegi.
Ababacar soo ko mënee tontu ndax dafa mel ne déggin bi dafa desoon dégg nga laaj bi. waaw loolu dafa bari ci device informatique. Oui. muy ordinateur muy téléphone ñu naan laan da nga effacer dara yóbbu ko brouillon nga dem brouillon effacer ko ci brouillon yaakaar ne réer na xam nga lan moo lay wan ne loolu mi ngi ci biir ba léegi. tey jii bu entreprise bi ngay liggéey boo doon liggéey ci benn document wala document yi réer wala données yi réer d'accord boo ko yóbboo ci ñi am xam-xamu restauration mën nañ la restaurer presque plus de 70% des données. plus de 70% des données. oui wala lu ko ëpp ça dépend ci technique de restauration bi ñu waaw utiliser. si naka nan la koy restaurer. parce que li ñu bind ci mémoire ordinateur bi li ñu bind ci ordinateur bi du comme lu ñu bind nii ci créer effacer ko dafa am loo xam ne dañ ko bind noo xam ne lépp lu fa jaar mi ngi resté ci benn mémoire. Très de sorte que tey jii par erreur soo effacé woon benn donnée am na logiciel yu lay permettre nga restaurer waat donnée bi tey jii benn étudiant mën na di liggéey ci mémoire am wala thèse am dem ba muy waaj a jeex bind des centaines de pages xëy suba par erreur mu am benn crash mu supprimer donnée bi. mais kooku bu dajee koo xam ne mën na ko restaurer mais dina ko dimbali ba travail boobu mu defoon te supprimer ko par erreur mu mën ko restaurer. mu mën a restaurer lépp wala. mu mën a restaurer lépp wala en 70% partie. en partie oui. waaw lépp wala en partie moo lay wan ne ordinateur lu ci dugg lu nekk lu ñu ci bind lu nekk ki ko bind bu ko effacé nit ñi mën nañ ko retracer. alors ñu ñëw si beneen domaine mooy WhatsApp. gis nañ aussi WhatsApp fan yi coow li bëre woon na ñu ni WhatsApp dafa dellu ginnaaw nit ñi dañuy dem signal alors débat boobu fan la toll. wala waaw WhatsApp débat boobu. oui. li ñu ci wax mooy WhatsApp ak signal seen niveau de cryptage comme noonu laa ko mën a waxee ci wolof. oui. dafa élevé par rapport ak réseau yu bari. chiffrement bi ni ñu ko chiffré ba li may wax ak yow keneen ku ko bëggoon pirater du yomb dafa élevé. dafa élevé. ba tax ne bu njëkk ñi nga xam ne ay activistes la ñu woon yenn journalistes yi nga xam ne dañu bëggoon li ñuy liggéey indépendant kenn bañ leen pirater ak yooyu ñoo ko daan utiliser. oui. de même que Signal mais WhatsApp moo gën a ubbeeku nit ñi moom la ñu gën a adopté. Ce qui veut dire que aujourd'hui comme WhatsApp Facebook moo ko moom ci benn groupe bi la. dafa bëggoon ñu boole données yi. maanaam demander benn autorisation pour que kuy joxe ay données ci WhatsApp ñu mën ko utiliser ci Facebook mais ce qu'il faut préciser c'est que loolu yëpp li ci WhatsApp jublu mooy pour cibler nit ñi. pour envoyer leen ay publicité pour jaay données yooyu ay entreprise ñu leen di cibler. parce que WhatsApp c'est gratuit. oui. maa ngi koy utiliser fayuma yaa ngi koy utiliser fayuloo kan mooy fay. entreprise bi ko créé moo koy supporter sur son modèle économique c'est la gratuité mais derrière il faut vendre des données c'est un modèle économique c'est un business model. donc par rapport à ce business model là il faut que l'entreprise rentabilise. oui te noonu rek la mën a def. benn la ci ni mu mën a def. oui. tey jii Facebook gratuit na mais boo dul woon jot publicité ci Facebook mënul continuer di dund ay nit ñi du ñu fay yow nga publicité ngay def sa information doo fay di communiquer toute la journée doo fay. ñoom ñu am seen ay serveurs am ay développeurs di gérer sa sécurité ñoom kan moo leen di fay. publicité bi moo leen di fay. même publicité aussi dañ koy gis sur YouTube aussi des fois nga dugg YouTube pour seetaan. parce que réseaux yooyu yëpp c'est des réseaux qui sont gratuits et nous sommes les produits ñun ñooy produits yi ñuy jël seen ay données ne El Hadj dafa bëgg lu bleu lépp képp kuy def publicité di seet nit ñu bleu demal ci El Hadj parce que lu bleu la bëgg. Aboubacar jaune la. keneen rouge la et cetera. donc ces données-là permettent de faire des profils et de nous exposer sur un marché publicitaire dans lequel boo xam ne entreprises yi ñoo jënd données yi pour mën ñu cibler. alors ñi jàppoon ni ñoom léegi dañuy jógee WhatsApp dem Signal ñoom foog ñu xam ni mbir mi benn la wala. dafa mel ni hôpital ak dispensaire rek presque benn la yow mi xas hôpital te jëm dispensaire. oui. dafa mel kon ni noonu la benn la rek tëddee mbir mi noonu la tëddee. noonu la tëddee de mën naa ne c'est vrai am na niveau de sécurité mais lu pirater WhatsApp yombul lu pirater Signal yombul li ñuy wax naan dañ lay pirater ak dañuy et cetera loolu yombul. du nit mooy jëkk def ko. cas de piratage yi ñu ci gis yu gën a bari mooy ne nit ki moo sàggan. ba jege ci WhatsApp ñu envoyé le lien nga cliquer ci lien bi dugg ci site bu wóorul
wala ñu envoyé loo xam ne leerul nga ibbi ko ay logiciel installé wu sa ordinateur wala sa téléphone. mais jege fële rek xam sa compte WhatsApp fexe ba pirater la ba mettre en prendre en main sa compte WhatsApp du lu yomb. du lu yomb du lu yomb. alors ñeenti simili moo ñu desee Aboubacar Sadikh Ndiaye fan yi di ñëw mën nañu wax ni ay fukki fan moo si des nga génne livre bi nga xamante ni dafa jëm ci wàllum langage jëm ci wàllum transformation digitale ginnaaw ba nga génne livre atum 2012 communication politique sur le digital livre boobu yan pàcc nga si fas yéene waxtaanee jëm ci wàllum digitalisation. waaw livre boobu mi ngi tudd langage de la transformation digitale. maa ngi ko bind ci daaw laa ko bind. na ko génne ci jamono Covid bi. Covid bi xaw ñu tënk ñu am yeneen priorité maanaam génne beneen livre boo xam ne. dafay aider entreprise yi pour ñu def face à la Covid 19. lañ doon wax Covid 19 et transformation digitale. jot na nag ñu génne ko livre bi langage digital livre la boo xam ne. dafa inscrire ci cadre li ñuy wax inclusion numérique. c'est-à-dire ñi nga xam ne accédé wuñu ci numérique. ñu gën a accéder ci numérique fi numérique àggul ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñu jot ci. li ñuy wax inclusion comme ni ñu koy waxee inclusion financière. gis nañ ne sax inclusion digitale dina faciliter inclusion financière. ndax aujourd'hui utilisation mobile money SMS banking et cetera. donc livre boobu dafa inscrire ci cadre inclusion digitale. parce que adoption technologie dafa am lu ko gàllankoor li gën a gàllankoor mooy barrières yi nit ñi xamuñu ko. te dama lay wax waxu Signal wala di la wax waxu Snapchat. wala Gmail xëj na xamuloo ko. donc première barrière bi mooy xamuloo ko. donc livre bi genre dictionnaire la boo xam ne dafay firi li nekk ci internet di la wax ne. moo nekk nii mooy lii waaw. lii lay signifier am na beneen. woy xam naa ne du ñàkk suñu réalisateur bi dana signé. waaw am na beneen page de garde. moo lay wan ne Facebook lii lay tekki. soo bëggee application pour envoyer xaalis bii la. soo bëggee application pour envoyer vidéo lii la. soo bëggee par exemple réseau social bu wóor lii la. soo bëggee envoyer photo lii la. donc ci livre bi am na ay explication am na ay application pour ñi nga xam ne dañu bëgg utiliser internet ñu mel ni ku yor seen dictionnaire comme ku doon jàng français xamagul luy français nga jëndal ko dictionnaire jox ko mu xam lii lu muy tekki lii lu muy tekki lii lu muy tekki. donc livre bi loolu moo ko tax a jëkk fi mu nekk nii bi ñuy génne ci fan yu néew ci français lay doon. waaye suñu yéene mooy génne ko ci langue nationale yi. au moins ñaar. pour que ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi. mën ko jot. ba kuy dugg ci internet daal xam ci la ngay dugg. lii lan la kon dictionnaire 2.0 la. waaw mën nañ ko tuddee dictionnaire 2.0 mu am ay application ay termes ak des réalités de la transformation digitale. waaw ki ko préfacé mooy sama benn jëwriñ bu ñuy wax Amadou Diaw. nga xam ne moo mettre en place benn école bu ñuy wax ISM. alors ñu jeexale benn point mu jëm ci wàllum média yi gis nañ si lu si mel ni groupe E-Media Invest. ñoom dañ dem ba am sax service digital. kon jamono ji média yi fokk lépp lu jëm ci wàllum digital ñu koy sóoraale saa su nekk. waaw digital dafa toll ci jamono transformation. c'est-à-dire que nit ñi ni ñu doon doxee noonu la ñu doxeetul nit ñi ni ñu doon waxee la ñu waxeetul nit ñi ni ñu doon jëndee la ñu jëndeetul ni ñu doon consommer information noonu la ñu consommeetul information. Ce qui veut dire que quand les habitudes de consommation de l'information changent. Les producteurs d'information doivent changer les canaux. ça veut dire que yéen tey jii da ngay dégg yenn télé yi naan laan suñu patron mooy téléspectateurs yi. maanaam ñii seetaan ñoom ñooy suñu ay patron parce que le client est roi. ñii seetaan dañu changer seen ay parcours li ñuy wax parcours client ni ñu daan def bay agsi seen information ni ñu daan def bay interagir ak yéen dañ ko changer léegi ñu si gën a bari ci internet lañ leen di xaar. loolu moo tax yéen ñëpp ngeen dem ci internet fekk si leen. bu njëkk yéen rek yéen a daan produire di leen jox léegi da ngeen di produire di leen jox ba pare di leen déglu naan est-ce que am ngeen loo leen mën a mottali. bu ñu leen ko joxee ngeen traité waat ko delluwaat ko donc interaction bi dafa am journalistes yoo xam ne aujourd'hui loolu mooy seen métier. am des contributeurs des blogueurs des influenceurs ñu bokk ci écosystème bi mais tant que ñi nga xam ne yéen li ngeen di def ça relève de votre métier pour man internet ou pas internet le métier de journaliste c'est un métier qui a de l'avenir. parce que ku xamul lu ñuy traiter information. xamoo nuñ koy seggee ku xam lu ñu war a wan nit ak lu ñu warul wan nit. soo ko joxee information mu war ko diffuser dina def njuumte.
maa lay gërëm baax di la sant Aboubacar Sadikh Ndiaye. maa lay jaajëfee El Hadj. mu nekkoon Aboubacar Sadikh Ndiaye nekk consultant coach en transformation digitale et auteur du livre langage digital mu nekkoon suñu gan tey si émission kennu askan wi di ko gërëm baax di ko sant mbokk téléspectateurs yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant amul seen fay ba suba incha allah ñeenti waxtu.